mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu jukkil leen li fi gën a fës doore ko jàngoro yi Covid 19 daañu dem foofee ca ministère de la santé et de l' action sociale xam ngeen nag tey ji àjjuma gi lim ba daal dina yokk ñi amee jàngoro ji daañu si dikk ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci biir xibaar yi daañu desandi ci jàngoro jooji wax nag ci campagne de vaccination bi foofee ca Notto Diobass jëwriñ yi nga xam ne rek moom la ñu dénk wàllu tourisme le ministre Aliou Sarr amal na fa nag li nga xam ne moo di vaccination ginnaaw bi nga xam ne nag ànd nag médecin chef de région moom it naka noonu ay kàddoom daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi jëwriñ ji ñu dénk njàng mu kawe mi amaloon nag tukkib nemmeeku ci foofee ca ISEP bu diwaanu Thiès ba mu fa yeggee nag ñii di étudiants yi daal dinañ koy jox seen i doléance mu daal di ci yàbbi moom daa ngeen ko dégg ci micro Adiba lii daañu ci doxtal nag xibaar yi ñeel biir réew mi li ci yéenikaay yi mbokk yi mooy ndar képp yi le xibaar tey àjjuma yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars atum ñaari junni ñaar fukk ak benn asalaamaaleykum. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponk xibaar yi jàngoro ji ci Covid 19 xam ngeen nag jamono ji daanaka lim baa ngay wàññeeku tey ci àjjuma gi lu tollook juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo amee jàngoro ji ñett ci ñoom ñàkk seen bakkan ñu dem foofee ci ministère de la santé et de l' action sociale ànd seek docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l' action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñeent ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci région yi am nañ ci fanweer ak juróom-benn yu tëddee nii juróom-ñett ci Thiès juróom-benn ci Kolda ak Saint-Louis ñett ci Kédougou ñaar ci Koki ak Vélingara benn ci Bignona Joal Kébémer Louga Matam Mbour Saly Thiadiaye ak Ziguinchor ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn si malade yi ñu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation ñett malade ñàkk nañu seen bakkan ba su démb alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan mu ngoog ñu desandi ba tey ci jàngoro yi Covid 19 wax nag ci campagne de vaccination bi daal dinañ koy door foofee ca Notto Diobass ci teewaayu jaraafu gox boobee di Aliou Sarr ki nga xam ne nag moo di médecin chef de région nag noonee teew na ca ndaje moomee daal dina yëkkati ay kàddu ñaax askan wi kenn ku nekk def na nga xam ne noonee la ministre Aliou Sarr def dem ñàkku ji ndax bokk na ci liy xeex jàngoro ji ay kàddoom mu mun jond la ko dénk ñu teewlu ko. xam nañu ne ñàkk bi rek. moonu mën a génnee ci mbas mi donc ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax di ko wan ne dañ ci ànd ak moom bu baax a baax pour fexe ba askan wi nga xamante ne ñu yeewoo ci commune am ñu mën a ñàkku parce que mbas bi kat ata ngi nii ñuy daw ci gannaawam mu indi fi yàqute yu bari lor fi ay doomu aadama yu bari yi toll ni ay millions yi doomu aadama faatu nañ ci jàngoro jooju ci àdduna bi Sénégal weesu nañu junniy nit yi ci faatu te jàngoro jooju ñi mu gën a yëpp mooy mag ñi nga xamante ni ëppal nañ juróom benn fukki at wala ñuy sooxaale yenn jàngoro yi ñuy wax maladie chronique ay diabète ay tension ay asthme ay feebaru roño ak yooyu donc ñàkk yi pour ñooñu lañ ko jagleel képp ku nga xam ne am na juróom benn fukki at wala amaguloo ko te am ay jàngoro yooyu sooxaale ñëwal dem ci poste de santé bu la gën a jege ñu ñàkk la infirmier chef de poste yi tam dinañ def seen kéemtalaay kattan pour dem ci gox-goxaat bi su ko jaree ñàkk ñi nga xamante ni dañ leen war a ñàkk parce que loolu rek moo fi jëlee jàngoro ji xam nañ ne ñàkk yi mucc ayib la yu am solo téeméeri nit yu ko ñàkku wane nañ ne ñooñu
du ñu am forme grave maanaam li leen mën a lor te juróom-ñett fukk ya ëpp du ñu am jàngoro ji donc ñekk bu wóor la. mu ngoog mu nekkoon Moustapha Faye di médecin chef de région ñu desandi foofee ca Notto Diobass wax nag ci campagne de vaccination bile jaraaf bu gox ba di Aliou Sarr ginnaaw naka noonu daal dina yëkkati kàddu jàpp nag fi mu toll tembe lu jëm ci wàllu communication dañu war a gën a dalal xelu askan wi te it kenn ku nekk mun a dem ñàkku ji ndax bokk na ci liy xeex jàngoro ji ay kàddoom ba tey dénk na ko Mamadou Ndiarno ñu teewlu ko. lii nag dañu topp ci tànk yi nga xam ne moom le président de la république taxawal mooy ñun ñi nga xam ne ñoo jiitu ci gox-goxaat yi ñu tudd leen ay maire sunu wareef la ñu ànd ak chef de village yi ànd ak le commandement territorial pour askan ñu sensibiliser leen mais également ñu fexe ba ñoom tamit ñu mën a jël vaccin bi ndax amul beneen garab à part vaccin loolu waral maa ngi gën a ñaax askan wi di leen gën a sensibiliser wax leen nañ vaccin bi amul benn loranga bi ci nekk man mi di wax ak yéen jël naa sama ñaari vaccin te maa ngi nii ne cooc jàkkaarloo ak yéen kon ñi nga xam ne seen xam-xam sorewul di wax waxu caaxaan bu leen déglu ndax Sénégal daan na fi ay feebar yu bëri muy wàllu tuberculose muy wàllu poliomyélite yooyu yëpp bu fi jógee c'est parce que vaccin la kon Sénégal yàgg na di ñàkku yàgg na am ay vaccin kon ñu ngi ñaan ñi nga xam ne seen xam-xam sorewul ñu may ñu jàmm ñu bàyyi askan wi nga xam ne dañuy lëndëmal seen xel ndax boo gisee mbas mi li mu lor ci ay doomu aadama ci biir Sénégal ak ci àddina bi ku nekk war nga ko bañ a jëlee feebaru caaxaan. mu ngoog mu nekkoon Aliou Sarr di maire bu Notto ñu dellu fii ci diwaanu Thiès wax ci tukkib nemmeeku bi jëwriñ ju ñu dénk nag wàllu njàng mu kaw yi amaloon fii ci ISEP bu Thiès ba mu fa yeggee nag ñi di étudiants yi daal dinañ koy jooy seeni doléance jëm ci wàllu transport ak lii di restauration waaye itam généralisation ci wàllu bourse yi jëmale ko ci étudiants yooyee naka noone moom daal dina ci yàbbi Cheikh Omar Anne ay kàddoom Adi Ba la ko dénk ñu teewlu ko. nee naa damaa ñëw tey fii pour xool waxtaan ak ñi fii nekk ñu xool naka la ñuy préparer inauguration bi nga xam ne président de la république moo koy def ci ISEP bi parce que defe naa loolu c'est important. li may def lu discours ñëw naa wax ngeen déglu naa leen nee naa leen am na ci li ngeen laaj fii li nga xam ne maa ngi yéen ci ànd dinaa fexe man tamit ma yéegal ko ci kaw te am naa ci njort bëgguma wax ne xam naa mais am naa ci njort que ne loolu président dina ko saafara. wax ngeen ci waxu bourse pour ñu nekk ci ISEP bi wax ngeen fii ñu fexe naka ngeen lii bu ngeen ñëwee fii ngeen mën a am lu ngeen añee dégg naa ko nangu naa loolu tamit kuy jàng tamit defe naa jàng pour mu jaar yoon il faut nit ñi añ nee naa loolu il faut ñu fexe yéen comme fii ñu ngi jàngal fii ñi nga xam ne loolu mooy seen kii mooy seen métier loolu la ñuy jàng ñu fexe tamit naka la ñuy fexe ba yéen ngeen indi directeur bi indi gouvernement bi indi ñu fexe naka ngeen di régler ni ngeen di jàngee tey nii am naa benn réunion ak recteur yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy xalaat naka la ñuy fexe ba diplômé yi ñu mën a am formation bu nga xam ne bu ñu génnee dañuy liggéey dinaa ci boole ci xalaat bi naka la ñuy mettre un dispositif pour faciliter l'accès au crédit mais crédit de bon niveau pour les sortants des universités du Sénégal. mu ngoog mu nekkoon docteur Cheikh Omar Anne ñu dem foofee ca village bu Njaxu lii di OFOR moo fa doon nag réceptionné benn forage boo xam ne daal dina fay def lu tollook juróom-ñett fukk ak juróom ci suñuy koppar loole nag bu ñu sukkandikoo ci Seydou Ndaw mi directeur bu OFOR daal dina koy rafetlu te it yokk ci ne am na yeneen liggéey yoo xam ne daañu ko def foofee ca Njaxu ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Ndione. fii ci Njaxu gis ngeen château d'eau bu bees bi nga xam ne bii def nañ ko fii mu nekk château d'eau boo xam ne bii c'est 150 mètres cubes am guddaayu 20 mètres
boo ko comparé ak réservoir bi nga xam ne bii c'est un réservoir au sol nekkoon fi muy 30 mètres cubes gis ngeen ne donc ñu ngi améliorer chaque jour que Dieu fait l'approvisionnement à nos populations yi. château d'eau bi dana mën a permettre jox yeneen dëkk yoo xam ne amuñu woon tey ji ndox pompe yi nañ ko changé at ndox mi gis ngeen château d'eau bi fi mu toll pratiquement mën nañ wax ne donc à 95% 96% pare na li des fi mu nekk nii mooy les travaux donc de raccordement te loolu incha allah rabbi donc dans les semaines qui viennent avec l'entreprise que nous remercions le bureau d'études ak ñëpp ñi nga xam ne techniciens yi ñu ngi ciy jàpp que dootul yàggati li des fi mu nekk nii mooy ay liggéey yu ndaw pour réhabiliter fi nga xam ne fii le conducteur bi di nekk donc def yenn raccordement yi incha allah rabbi donc dootul yàggati mu nekk ouvrage boo xam ne bi aussi baax na aussi population yi xam lim jar na donc 85 millions de francs CFA te loolu boo ci nalee boole équipement yi nga xam ne yi ñu ngi ñëw extension yi ak branchements sociaux yi nga xam ne bi état bi def ko subventionné à 100% gis ngeen ne donc lim bi bootul dana ëpp téeméeri millions. te ko fi nekkul loo xam ne lii lu métti la parce que réforme yi engagé nañ ko depuis 2015 donc tey jii am nañ 4 délégations de service yoo xam ne ñu ngi dox am na Notto Diospone Palmarin Gorom Lamsar une partie Thiès dem Notto Diospone ak dans la zone nord. beneen bi c'est Thiès Diourbel beneen bi c'est Kaolack Kaffrine ensuite on a la région de Tamba. mu nga mbokk yi ñu tàbbi ci xibaari ñeel biir réew mi dem foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñaari kuréel ñoo fa doon jàppante ni ki démb loole nag tukkee ci benn jakarta bu ñu fa sàcc leeral li ñu ànd seeg Fatou Fall. ñu dooree xibaaru biir réew mi ak violence yi nga xamante ne jot naa am démb ci l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di UCAD foofee nag ay étudiants yoo xamante ne ñu ngi bokk ci association Ndefleng ñoo fa jàmmaarloo ak yeneen étudiants yu bokk ca Kikendo jur fa nag ay ñoo ci am gaañu ñu bari source bi ñu ko yëgal nag di ñu xamal ne li waral loolee du dara lu dul benn sàcc gu ñu def ak moto Jakarta daal di jur yooyee cong mu mel ne dañuy des ci actualité nationale dem nag waxtaane wàllu Excaf mu di nag ay liggéeykat yu fa nekk daal di mer lool waaye nag mu mel ni waxtaan ba dakkul seen diggante ak direction ba kii di Sidi Diagne moom jamono ji mi ngi jéem a seet nu mu koy doxalee ba am ci jàmm waaye nag terewul ñoom liggéeykat ya fa nekk daal dinañuy joxe après bi ni ki 25 mars di xamle ne ñoom bëgg nañu seen revendication yi mu taxaw ci ñeenti poñ bokk na ci ñu fay leen seen arriéré de salaire yi waaye cotiser leen ci lu jëm ci cotisation sociale waaye defal leen li nga xamante ni moo di seen i conseil ñu mën ko respecté waaye taxawal leen direction bi nga xamante ni lépp lu soxal seen ay coono mu mën leen ko waxtaanee ñu koy tuddee ressources humaines ñu jeexalee xibaaru biir réew mi ak état bu Sénégal ndax it jamono ji am na ay kuréel yu bari bu weesoo nag assemblée nationale kii di Ousmane Sonko nee na réew mi kat dafa war a am foo nga xamante ni dañ faa mën a dàqandi li nga xamante ni moo di HCCT ak CSE ndax amuñu fi benn njariñ nee na nag jamono ji li muy ñaan moo di ñu taxawal benn institution boo xam ne moom dana mën a taxawaay bu xaw a wuteeg yeneen yi ci des loole mi ngi koy yëgle ginnaaw ba mu demee seeti kii di Serigne Modou Bousso Dieng li moo doon seeni xibaar yu soxal biir réew mi. xibaar yi ñeel biti réew ñu ànd ceeg Roqiya Mbeng. mbokk yi seen xibaaru bitim réew ñu dooree ko ak juróom-benni procès yi soxal cour criminel bu N'Djamena niki 25 mars 2015 victimes yi nga xamante ne ñoo bokkoon ci régime bu Hissène Habré ñi ngi ñaan toujours ñu daal di leen jàppale ngir it daal di joxe peine yi nga xamante ne teg nañ ko ñooñee bokk na ci travaux forcés yi ñu leen diggoon ak it lu toll ci 20 agents yoo nga xamante ne ñi ngi bokkoon ci direction bu documentation bu sécurité bu foofee waroon génne lu toll ci 75 milliards ci xaalis waroon ko teg ci kaw table bi mu mel ni toll nañu jamono ji ci ay semaine rek ngir ñu egg ci élection présidentielle yi ñooñee di victime yi ñi ngi ñaan ñu dégg bu baax a baax ñoom candidat yi nga xamante ne ñoo bëgg ñu fal leen ngir it mën a yëngal mbir yi mu soppeeku.
dem fële ca Mali bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne ñañ fa fal ñoo fa nekk nee nañu juróom-benn ci ay ndaw yu bokk foofu ci réewu Mali dañ leen rey mu mel ni def nañ ko niki alxamis yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars foofee ci nord-est bu dëkk ba waaye loolu ma nga amee woon ci benn frappe boo xamante ne ñii di waa France defoon nañ ko mu mel ni ñooñee ñu ngi leen di woowee ay barxaat ñoom ñi ngi doon rek bëgg a rey ay jihadiste daal di mujjee rey juróom-benn xale yooyee notable yi nga xamante ne ñoo nekk foofu nag nee nañu dañ doon dàqe ñi nga xamante ne ñoo di ndaw yi di leen traqué mel ni ñu yoroon ay nag wala ay xaar nee nañ loolee nag tax na ñi ngi ñaan benn l'enquête ñu daal di koy ubbi ngir xam ñan ñoo rey wala ñan ñoo def ñawteef yooyu. ñu daal di jeexalee ak secrétaire général bu ONU ni ki àllarba Égypte alxamis ñoom jóg nañu ngir nag wax ne am na ñetti ministre français italien ak allemand yu nga xamante ni ña nga ànd ak ndaw soo nga xamante ni mi ngi bokk ci diplomatie libyenne bi ngir ñu woote ak jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ngir amal ko foofee ca Tripoli ngir wax nag ñii di mercenaires yi nañ fa jógee mu mel ni nag loolu dafa taxaw loolu ñu ne lu jàmp la ngir nag Libye daal di jotaat boppam ci wàllu kaaraange lii lañ leen fi jàppaloon ci seen xibaaru biti réew. mu ngoog sant ko gërëm ko Roqiya Mbeng loone nañuy tàbbee ci xibaar ñeel wàllu tàggat yaram Ndeye Coumba Fall lañu ci àndal. ñu tàmbali xibaar yi ñeel tàggat yaram ginnaaw équipe bu Tunisie mi qualifié ci ñeenteelu journée bi. Guinée équatoriale mooy ñaareelu équipe bi jël tikkeem ci groupe J bi moom moomee moo gagné équipe bu Tanzanie ci benn bal ci dara ci dëkkam. ka dugal bal ba nag di Emilio Ensu ca 90e minute ba tunisien ya wër-wërloowuñu ba nu dóor Libi juróomi bal ci dara. ñëw nag ci équipe bu football bu réewu Comore moom it qualifié na lu njëkk ci taarixam ci CAN 2022 am nañu benn poñ bi nu soxla woon ginnaaw ba ñu amee poñ ba nu doon wut ci seen ndaje ak Togo ndam demul ndam dikkul ñu bokk ci groupe G bi CAN 2021. jeexalee ak équipe bu Gambie ak Gabon ñoom it qualifié nañu ci CAN 2022 bi ginnaaw ba ñu gañee Angola benn bal ci dara ak RDC ñetti bal ci dara ku ci nekk ci ñoom ñaar am na juróom-ñaari poñ balaay 5e journée bi ñaari équipe yi fukki poñ lañu am RDC boroom juróom benni poñ yi mënu leen a dab ndax benn fan rekk moo des ñu jeexal éliminatoire yi li leen indiloon ci xibaar yi ñeel tàggat yaram di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. mu ngoog sant ko gërëm ko Ndeye Coumba Fall mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel tàggat yaram yi ci yéenekaay yi mbokk yi mooy ndar képp yi li xibaar Roqiya Mbeng lañ ci àndal. mbokk yi dal leen ak jàmm ñu dooree seen xibaaru yéenekaay yi ak quotidien bi di Le Soleil mu yëgal benn signature boo xam ne démb def nañ ko mu di benn contrat bu war a dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie mu bind ci liggéey yi ñu war a wàcc ngir jëm ci wàllu pont bu ñu war a amal fële ca Rosso dinañ ko door ni ki mois de juin ñu jàll ci Les Échos mu yëgle tey si suba ni que indépendance crédibilité ak lépp lu jëm ci wàllu suñu justice su réew mu mel ni des na loolu page 5 bi nag journal bi mi ngi xamal leen ne Souleymane Teliko mi ngi wax ne indépendance bu amul cim réew ak it lépp loo xamante ni moo war a garantir doxalin boo xamante ne ànd nag démocratie ci réew justice boobu dañ koy seetaat bu baax a baax mu mel ni Alioune Ndao moom it yëkkati na ay kaddu ginnaaw ba mu làqatoo bu baax a baax jamono yooyu la ñu weesu moom nee na fàttalikuwul benn yoon justice lu réew ni mu demee jamono ji ñu toll ndax it justice bi ñu ngi koy attaqué ñu ngi ñaawlu doxalinam te loolu moom mosu cee teg bëtam bi justice de am ci réew mi benn tey ku dellu si naa loolee di ay kàddu Diary Sow ñu mën ko fekk ci Les Échos ci xëtu Les Échos ña ngay wane nataalu Diary Sow moom nag fi mu ne nii dafa indi beneen xar kanam Diary Sow indi kanamu féministe waaw wane ne jigéen la jigéen dëgg la waaye indi li nga xamante ni moo di ndëgër laay gi mu war a jox jigéen bokk na ci li nga xamante ne Diary tax na koo jot jamono ji maanaam xeex polygamie maanaam li nga xamante ne daal moo di soxna yu bari nee na déedéet loolu d'accord ma ci violence yi nga xamante ne ñu ngi koy teg ci jigéen déedéet loolu d'accord ma ci yooyu yëpp mën ngeen koo fekk ci page
page 4 bu Les Échos mu mel ni ba tey jaar yi ma ngay wax foofee ci Les Échos ne man sax damaa wóolu woon loon li nga xamante ni moo di taxawaayu jigéen ak modèle bi nga xamante ne daal soxla woon naa ko ci suñu société ba tax na fii ci réewu Sénégal ñun daal jigéen war nañoo seetaat ni nga xamante ne daal moom la ñuy tuddee jigéen rawatina ci wàll gi nga xamante ne jamono ji moom la ñuy dundee ci wàllu kër yi ndax boo seetee mu mel ni bu njëkk ba mënoon nañu wax ne Sénégal dafa nekkoon ci société matriarcale waaye léegi nag dafa mel ni dafa wëlbatiku nekk société patriarcale moderne ñu daal di jàll ci l'observateur moom nag mi ngi mel ni lu ñuy jox nouvelle bu neex waaye déedéet mi ngi wax waxu émergence te waaye bi yoon émergence su lii di wàllu ñaawteef yi am ci réew mi ak it violence gi ci lay wax nee na nag bu ñu moytuwul fii ci Sénégal terreur dina am de maanaam nit ñiy dox di tiit ak it mel ni ñu nekk ci danger saa su ne loolu mën ngeen ko fekk ci page 4 ak 5 bu journal bi ñu daal di des ci l'observateur benn tey moom nag mi ngi waxtaanaat ci ki nga xamante ni moo di saagakat bu mag bay di Ousmane Tounkara nee na Ousmane Tounkara moomee jotul jóg rek nekk ki nga xamante ni moom la ñu xam jamono jii de déedéet Ousmane Tounkara da daan raxas oto moom nag fi mu ne nii nekk na chef d'entreprise waaye it li ci gën a am solo moo di dañ ko jàppe woon ab panafricaniste ku gëmoon Afrique lool di ko soxal di ko waxtaane fu mu toll waaye jamono ji nag dafa jóge daal nekk saagakat bi gën a mag journal bi mi ngi wane nataalu Ousmane Tounkara waaye def ab enquête bu yaatu ci ki nga xamante ne soppeeku la def ñu daal di jàll ci quotidien le quotidien moom nag tey jii mi ngi jox kàddu ki nga xamante ni moo di Aliou Ndao ginnaaw ni ko ñeneen ñëpp defee moom nag procureur spécial bi nga xamante ne moo fa jógee jamono ji ñu toll Aliou Ndao mi ngi génn ci li nga xamante ne moo di làqatu nga mu defoon di xamle ne man de ñi nga xamante ne ñoo yor pouvoir gii dafa mel ni fi mu ne nii daal dañoo jël li nga xamante ni moo di indépendance gi justice bi amoon kay ndax kat ñi nga xamante ni ñoo di ministre yi ñoom sax dañuy dem nag ci ki nga xamante ni moo di procureur ak yeneen procureur yi di leen wax ne lii la ñu bëgg a def lii la ñu bëgg ngeen def ko def leen ko su ko defee ñoom ñu daal di koy def mu mel ni ma ngay gën a yëkkati kàddoom di wax ne Antoine Diome damaa bëgg nga régler damaa bëgg nga def attention bu baax a baax bul fàtte ne Macky Sall ñetti at doo nga ko dese bu fekkente ne defoo attention leneen mën na la cee fekk waaye it ma ngay xam ne bu fekkente ne Sonko lañ koy jiiñ dafa am kay nañ ko traduire ci tribunaux yi rek daal di koy àtte kay loolu rek a war ngir coow li jeex ñu dem ci la tribune bu dellu si waat ci débat yi nga xamante ne mi ngi jóg ci justice ndax moom boppam waaw am déet mu mel ni justice googee ñi ngi xam le ne ministre ba ma ngay woy Alioune Tine tàccuwul waaye magistrat ya ña ngay jooy ci yàlla bon ñu daal di jàll ci Vox Pop 7 ans après li nga xamante ni moo di génn gi nga xamante ne génnoon na ko ci wàllu procureur gi mu doonoon ki nga xamante ni moo di Aliou Ndao jox nañ ko kàddu mu daal di génn lépp lu nekkoon ci xolam moom daal fi mu ne nii nee na li ma jaaxal daal ci réew mi mooy nan la ñuy def ngir jubalaat li nga xamante ni moo di justice joxaat ko gëdd gi mu moomoon ndax jamono ji ñu toll kenn mënu def sa liggéey ni mu waree ci justice. ñu daal di jeexalee ak sunu lamb fekk fa Ama Baldé moom nag ñu ko wër fi mu ne nii dañoo kontaan lool ndax nee nañ am nañu yaakaar ne Ama Baldé mii fi mu ne nii daal sangoona li nga xamante ni moo di futur roi des arènes kon wóolu nañ seen bopp lool kii di Sa Thiès di rakk ci Balla Gaye 2 nag nee nañ fi mu ne nii amul benn droit ci am benn erreur rëg-rëg nag toll ca Dubaï fi mu ne nii macha allah ña nga wane nataalam mu mel ni ku nekk ci forme lool Modou Anta fi mu ne nii moom it dafa mel ni war naa moytu benn piège bu baax a baax kii di Djibril Kandji di coach Eumeu Sène moom nag fi mu ne nii nee na ñu ngi jàng technique yëpp bàyyiwuñu dara boxe sax ña ngi koy jàng ñu leen di ñaanal kenn dalu jàmm. mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal Ramatoulaye Cissé mi fare woon ci wàllu xarale gi ci wàllu réalisation ñu àndoon seek Mamadou Ndione 21h daa ngeen am seen émission Ganu Prestige jaajëfal leen jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.